leen nuyu di leen jaajëfal si teewlu bi mbokk yi ak xarit yi di leen gërëm lool ci ànd bi ngeen ànd ak programme groupe Futurs Médias di leen si jaajëfal bu am tàmbali waaye amul fu mu jeexee di am nag mbégte dellusiwaat ak yéen proposé waat leen benn kàngam boo xam ne dañuy taataan xalaatam ak jàngatam ci réew mi ni muy doxee ak fi mu toll ñu am nag mbégte bu baax a baax tey proposé leen invité boo xam ne kenn la ci acteur politique yi mu bokk nag ci acteur yu politique yu mag a mag yi macha allah pas ci âge waaye ci expérience ci yàgg fi wax li nga xam ne mooy li pousse Sénégal mu jëm ca kanam di koy booster yàgg fi également ci formation politique bu mu bokk nga xam ne dama am habitude di wax ne formation politique boobu mooy ndeyu parti politique yu Sénégal ma am tamit mbégte dalal ko nag moom ndax gëj naa jàkkaarloog moom ci émission mu nekk nag kenn koo xam ne daanaka am na nu mu ko waxee woon sax démb dem jàpp ma ko waaye daal petit ba grand waa fekke na samay ba may raam ak ba may nangam yooyu fekkee na ko tey mu am nag lu bëri loo xam ne seq nañ ko macha allah lépp nag doon teraanga muy honorable député maire député de la CEDEAO la précision elle est de taille honorable député maire bu Kaffrine nag moo bu Sénégal nekkee ci xolom nag waaye Kaffrine daf ci am nag dëgg-dëgg benn touche particulière ndax nag waa Kaffrine ñoo ko wóoluwaat ko tabb ko bu nekk seen maire démb sax am na ñu fi wax ne jàpp na ne Kaffrinois yi am na leneen loo xam ne yéene nañ ko loolu yëpp nag lu ñuy faram-fàccee ci biir émission bi la donc Abdoulaye Wilane la jàkkaarloo ak tey honorable député monsieur le maire ginnaaw ba ma la jaajëfalee sant la ci ni nga répondre positivement sunu invitation ma am ci nag mbégte lu bu yaatu nag bu yaatu macha allah dina ci gërëm di la sant bàyyi la nga nuyu waa Sénégal nuyu waa Ndoukoumane ñi nga xam ne nee naa bu dee bëgg nga Sénégal Ndoukoumane daal bu dee 1 wala 2 Ndoukoumane ay 1 ba ma bàyyi la nga nuyu sa administré yi ak daal àddina wërngal képp ñu lay seetaan. jërëjëf Aïssatou maa ngi nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne dañu baaxoo di taataan di teewlu émission bu màgg bii di face to face bët ci bët jàkkaarloo teg suñu diggante xew-xew jamono jàngat ko ngir gindiyante laante biir ci orma ci respect waaye kenn ku ne wax li nga xam ne ni mooy aqulay talaam dëgg la mooy mandarga face to face te lu yàgg nag dëgg la lu yàgg dëgg la mën nañu laa roy mën nañu laa toppandoo mais sa style sa caacu bopp moom nga yor may nuyu sénégalaises ak sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew di leen balwaaq di leen massawu waaye di leen gërëm ci nit ñu gungee ak nit ñuy muñalee balaa ñu ci sori maa ngi ñaanal yàlla ñëpp ñoo xam ne ni ñu ngi waajal korité bi tabaski bi yàlla may xar yu bëri amiin yaa rabbi te yomb amiin yaa rabbi poos yu fees amiin yaa rabbi bañ bëggal soxna yi amiin yaa rabbi bëggal njaboot gi amiin yaa rabbi laante biir amiin yaa rabbi maa ngi lay déglu waaw comme nag tey wax naa la ne émission bi dafa am lu bëri lu muy représenté ci man tey ndax yow sama mag nga bu yàgg ñu ko jàkkaarloo président Ousmane Tanor Dieng di sama papa moom ak sama papa ñoo jàngandoo ñu semaine bi daanaka moom benn semaine rek tuuti na ci moom mais semaine bi Sénégal yëpp seen xel ci moom lay jëm wax naa dañuy commencé nag dëgg-dëgg fàttaliku bu baax suñu papa ji nga xam ne moom la ñu jooy ba tey noppeegunu 15 juillet 2019 15 juillet 2020 at a ngi Ousmane Tanor Dieng di kenn ci réew mi waaye du ci ku ndaw jamono ji wane na ko muy kenn si yow nag particulièrement di kenn ci parti politique bi nga bokk mi parti socialiste ñu koy fàttaliku ma bëggoon ak sénégalais yi nga fàttali ñu naka lañ la yëgalee dëddu président Ousmane Tanor Dieng. lu kéemaane la. maa ngi sant yàlla bi ma ci muccee. te jàpp naa ne at mi lu bëri bouleversé na ko ci man. dama jóge ko fii waroon dem à Kigali. ma jël avion fi Sénégal lundi.
yegg escale à Bamako. comme par hasard ma génn sama téléphone taal. ci bi ñu nekkee ci aéroport Bamako. téléphone bi message yi ppp ma jël Jeune Afrique ñoo ma njëkk a woo. ma ne leen non. gëmoo ko woon. c'est pas ça ce n'est pas arrivé je lui ai parlé hier cela 3 jours. et je ne sentais. yëguma woon ci baatam. dara. mu pare France 24 woote. beneen téléphone bi TV5 woote. man jóg dem ci ki yore avion bi. ma ne ko dama may ndox. parce que boobu temps man suma fit baa ngi yëngu. ma jël ndox naan ñëwaat toog. un journaliste sénégalais woo ma. ma ne ko non mais arrêtez vos divinations. Ousmane Tanor Dieng est en bonne santé man la veille def naa émission. à la maison du parti. bu niroog sa bos. fekk na balaa ma daan wax dama daan diisoog moom. wala ma diisoog ñim ma joxoñoon. bëriwul woon sax ñaar dong la. kii daanaka seexam la. ka ca des rakkam la. wala boog mën naa taaw may rakkam la. ñi diisoo ba pare ma def sama émission dalal xelu nit ñi. ndekete yow moom mu ñii naax dem na. alors ma bëgg a wàcc ci avion bi pour génn parce que mais waa avion bi ne ma non. yow da nga enregistré pour dem Kigali. doo génn avion bi doo wàcc Bamako. mais yàlla xam na ne su fekkoon ci coup de fil bu njëkk bi la. nga xam ne boobu ni clients yi ñu ngi wàcc. waaw doo dugg moo naa fa welu génn dëgg la moo naa fa welu génn aw. mais ñu bloqué ma foofu far avion bi départ. bi mu départ te sama téléphone yi day fay. ma yegg Kigali. la même chose donc diggante Bamako Kigali. man dee naa ci juróom-ñaari yoon. ndeysaan ba tey ñu nekk ci fàttaliku sunu papa boobu ma bëggoon yi damay dëxale ñu ne ay laaj ñaari laaj wala ba ñett mooy nga lu tax ba jëm si yàlla Ousmane Tanor Dieng dëddoo bokk nga ci ñi Sénégal yëpp njëkk a xalaat ndax kenn ku ne xam na yéen ñaar ni ngeen mel ak moom fi mu la teg ma bëggoon nga wax sénégalais yi anecdote bi gën a bi ngay li ngay bëgguma sax di wax anecdote tellement c'est un peu dafa xaw furtuwee mais nga wax ñu daal yan kàddu ndax nee nga ba ngeen mujjee jokkoo ci téléphone lan nga retenir ci li mu la wax ak i tamit yow ci sa bopp ci yan anam ngay yëgee absence su Ousmane Tanor Dieng ak ci seen parti may fàttali na ci benn waale yow yaay porte parole parti socialiste. waaw xam nga porte parole bi. gunge naa ci ñu bëri. ànd naa ko ak le professeur Abdoulaye man maa ngi koy nuyu di ko ñaan yàlla wér ak gudd fan. moom njabootam. ànd naa ci ak ma sœur déedéet madame le ministre d'État. Aïssata. maître Aïssata Tall Sall maire de Podor. yor naa ko. ànd ko ak Karim Mbeng. yor naa ko ànd ko ak maître Moussa Bokar Thiam ak madame Djemati Fall. mooy sama adjointe tey. ma ànd ko ak président Tanor. gungeel ko ay nit. ba mu xëy na ma yow la. ci contexte boo xam ne ni vraiment li ma doon bëgg mooy dem def beneen expérience de secrétaire national. te ñaari yoon yëpp bi ma koy nekk yëpp maa ngi nekk secrétaire général d'union régionale mais nangu nekk adjoint toppe rampe ma bëggoon dem leneen. mu gëmloo ma ni ma yow la u doon keneen. du ma insisté trop ci ni ñu ko dundee waxtaan boobu. mais li ma gën a jàpp ci anecdote. mooy man en 2007. Tanor été candidat. mu forcé ma man encouragé ma jàpp ci ay moyens pour ma dem faju à l'extérieur. ndax feebaroon naa bu xawoon jaaxal te moom gëmoon na ne su ma toogoon Sénégal du mën a faju ni ma ko waree. ma dem Paris puis Bruxelles def pratiquement 20 ou 17 jours. 17 jours exactement mais dama def tout pour gaawal ñibbisi bi. pour que sama carte bu mu ko rate. ça fekk nañ loolu. waaw c'est très fort li ma lii. dan naa wax sax naan
tellement j'avais confiance à la commission que c'était le meilleur qu'il nous fallait. mos naa wax ne buñ fekkoon tabaskee sa militant dagan na man pare naa pour nekk arfanam. suñu mënoon tëddal ñi tuur sa deret Ousmane Tanor Dieng nekk président pour sacrifice d'accord naa. parce que xam naa ne. ko baala kon nag ñun Ousmane Tanor Dieng it ni mu nëbbee boppam sénégalais yi. ba nga xam ne bi mu faatoo. bokk na ci ay mbokk famille am ci geño wala ci meen. bokk ci njabootam. deret ak njabootu politique am ak sax ñu mu liggéeyandooram. ñoo xam ne bu bés boobu bi mu génnee àdduna. dégg nañ ci ay nit ci biir réew mi ak bitim réew mi luñ xamuloon ne loolu Ousmane mu ngi ci moom. bala boog doon na jëflante ak ñooñu. dimension dafa weesoon frontière parti socialiste. dafa weesoon frontière Ngéeñeen Mbuur. Sine d'abord Mbuur. weesu frontière u Sénégal. et yàlla bu ko gémmiñ jiitu. Ousmane Tanor Dieng. nekk na fi ba jóge ko fi defe naa ne ñi mucc ci làmmiñam bëri na. wala boog ñëpp mucc nañ ci làmmiñam. ku détesté woon la jëw. wala la médisance. ngay toog di casser du sucre sur le dos des gens. ça le mettait on disait dañu wax ne ku mënoon nëbb sentiment am lañu. ak ay émotion am. mais loolu moom soo déggee nga toogam di wax ci nit lu ñaaw rek. da nga gis mu commencé def ni loxo yi. wala mu laal kanam gi. wala nga gis mu rëpp tànk yi. parce que dafa am kersa ba nga xam ne du la toroxal baa mu gëdd la. waaye automatiquement wax ji moom dafay gaaw jeex. tab la woon boo xam ne ni dafa tabe ba noppi. lu silmaxa buy joxe. ànd nañ ci ay kër diine. ñu koy wax ne nangam ji yaa ko defaloon diw nangam ji diw yaa ko faj mu ne ah bon. Ablaye mu ne ma voilà. ak yeneen parce que su ma doon toog di wax ay anecdote ci Ousmane Tanor Dieng dina bëri lool waaye. li ma gën a neex ci moom mooy son humilité. c'est super important li nga wax barki démb rek la ñuy. wallaay Serigne Pape Malick Sy. wallaay ndeysaan. tout à fait. à la dimension intellectuelle. oui incroyable remarquable. oui. impressionnante. au commerce mais man danaan jóg ñëw suma kër seet si ma. wallaay ndeysaan. ci ku toll ni moom. waaw di taawu Serigne Cheikh. caatum Serigne Babacar. yàlla na ànd ak. amiin yaa Serigne Abdou Serigne Cheikh ak seen mag yeeg seen amiin yaa mbokk yëpp. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi wéttali Rasulullah ci barsax amiin yaa rabbi ba bañ leen di fekk ci àjjana ñun ñëpp. amiin yaa rabbi may nuyu bu baax sama papa sëñ Maodo Sy Dabakh. na fi yàgg waaw ma nga foofu Yoff di ma déglu. sama bàjjen yaa Sophie may Wilane dëgg-dëgg daal ni nga duggee baax na. ñuy ñaanal bu baax nag sunu kilifa yooyu fi du sëñ Pape Malick yal na yàlla taas si barkeem. di ñaan bu baax tamit sunu papa jooju Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko waaw mi ngi noonu daal macha allah alors léegi wés ñu génn sinon rek moom dafa nar a bëri émotion ñu génn foofu nag tranquille ñëw nag ci politique yaakaar naa nii moom dañuy def taf la ñuy def ndaxte temps amatul alors président Macky Sall bëgg dem mooy Ndiaye seeti na ba tey ñu ngi socialiste yi yóbbante na comment on dit Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'Intérieur demal na ko jaale ji Khalifa Sall mi tantam wàññeeku après nga wax ma ndax dem nga ndax jaale nga ko ak i tamit dem googu Aly Ngouille Ndiaye dem ak ku xam président Macky Sall fi muy jaar ak Khalifa Sall ñu bëri jàpp nañ ne quelque part camouflé la ci yéen xaw na leen pesaale tuuti ak tamit am na luy xeeñ ñuy waaj a xeeñ ci diggante ñaari kilifa yooyu di Macky Sall ak Khalifa Sall. li ma gëm laa lay wax. waaw loolu laa soxla. d'abord président de la République c'est le président de tous les Sénégalais. dëgg la. bés bu demee di jëfandikoo maqaama président de la République ci parparloo. yàlla dina ko laaj. am na féete nag. far moom aayul. waaye parparloo warul ci njiitu réew wala dëkk. te it de deux interprétations Abdou Diouf dana ne il faut prendre la plus généreuse. la mort transcende toutes les divergences. kon jàpp naa ne lu mu nekk mbir moo xam ne mën nga ko apprécier à l'aune de la différence entre fardul ay nag fardul kifaaya. moom demam daf ko war. bu mënta demit mu yónnee. du tee mu am yoolu ku dem. kon ni mu def lu baax la. ndax yow jàll ji nga yow.
jaale naa ca ñemewoon nañu yónnee ñi demal jaale ji ma parce que bi muy am mi ma fekk Kaffrine ma laxasaayu ànd ak waa Kaffrine ak samay autorité di xeex Covid te dañ doon tere dem leen tamit fekk leen tamit. waaw léegi yow kañ nga gëj a gisante ak Khalifa Sall ak waxante. li ma koy gis bëri na xaj na moom itam li may gis bëri na. waaye gisante bu dee toog waxtaan nii. yaakaar naa ne amul. Ablaye Wilane fi mu ne ŋànk nga tuuti actualité te c'est pas facile en jamono yi ñu toll nga xam ne Covid mi ngi buuxanteeg ñun ak yenn politique yeeg ñoo ñàng mais fi mu ne nii moom téye nga buzz bi li ko waral mooy da nga ne parti socialiste 2024 dina am candidat la nga ci toftal na moom dinaa si ñëw ci kanam waaye li ma la bëgg a laaj mooy ba nga waxee loolu da nga ko wax en tant que porte-parole du parti socialiste wala da nga ko wala sa xel bopp nga demee ak itam ba nga ko waxee Aminata Mbengue Ndiaye bi nga xam ne fi mu ne moo téye seen manetu parti ndax woo na la bien que mi ngi si dëj moom ñu koy jaale waaye juróom bu jigéen waaye ñu koy jaal waaye ndax terewul quand même ping na la tuuti na la waaye yow wil si li nga wax lan la nu mu fa demee ci li ma la wax nii président Aminata Mbengue Ndiaye suma diggante ak moom dafa jiitu mu nekk lii way jur la ci man goro la ci man ñaari yoon goro la ci man ñaari yoon dégg naa la waaye sama yaay la aussi teg ma xamal ne la cër ba ma joxoon Tanor moom nga ko jox mën naa am sax ma jox ko bu ko raw ndax bàyyi ñëpp la waaye yaayu jàmbur yaayu kenn la dëgg la waaye moom dama koy jox cëru Tanor ba mu mat sëkk jox ko cëru boppam kon faw mu ëppale cër Tanor te it li Tanor yéene woon ci parti bi ak li Tanor yéene woon ci moom yëpp da ko boole ma war koo jox cër boobu mu boot ñu nag ñun ñëpp roggante ñu di ñu jox bal bas ñi màcc yor yar ku ñu xool mu caw la waaye ñu nit fu ñu dekkoon ne mu caw ñu moom am na droit ba fi mu toll nii ne niig sama nopp dëgg la baa mu ne niig sama mbubb dëgg la baa mu ne ma saat baaraam dëgg la defu ko nag parce que moom xam na ak socialiste yëpp li may wax ak fa may waxee lii dëgg gi te du dañ mukk mooy ba parti bi sosoo ba ndëgg ni nit ñi danañu yekkal ci gaaloo xaj waaye kenn du ñu fekk ñu say lekk élection bu mos a am bu dee élection locale daañu am ay candidat waaye dañ koy waxtaanee ci base bi parti bi jëmmal ko taw ko élection li bu dee élection député it kazalika élection présidentielle amagu fi PS amul candidat mosta am bii passé xanaa ma ne PS mosta am d'accord bu ñu yeggee ci élection yàlla nañ ko fekkee jàmm te tal ko amiin yaa rabbi nawoon fa woon ñëwoon daañ laaj suñu parti la parti bi bëgg a def ñun ñëpp ñu tënku ci ànd ci dañ koy jëmal te daañ am candidat dama wax ne wax nag neexul dégg wax a neex loolu moom kenn waxatu ko 2024 moom kenn waxatu ko da ngeen nekk candidat da ngeen di am candidat waa PS da ngaa bëgg mu nekk candidat waaw da nga ko bëgg mais yow kay nee nga da ngeen nekk candidat non ay surtout yàlla nag waxul kenn dara mais est-ce que ne ko di reculer nii. mais comment non parce que yow keroog mais keroog ba ngay wax ci da nga peramtooroon mais fii wala yaa ngi doo yaa ngi arrière. Aïssatou d'abord jullit laa. waaw. sénégalais laa. waaw. te it waa parti socialiste ñi fa ne ñëpp samay nawle lañu en tant que camarade. waaw loolu kenn weddu waaw après waaw. ku dul may sa bopp. da ngaa war a fexe ba ñii la koy may wala ki lay may yebu ci jàpp ne yeyoo nga ko. waaw. yaa ngi dégg balu la te réew mu sax benn ambition dama dugg ci politique comme ni ñu dugg ci religion waaw am yéene sama tur waaw des ci histoire waaw am yéene ma defal Sénégal lu kenn defal lu Sénégal lu dëppoog li Sénégal yi bëgg jàpp naa ne ñi ko fi mos a yor ñi koy yor ak ñi ko bëgg a yor la leen ko may war na ma ko mën a may mooy yàlla ak bëgg-bëggu Sénégalais yi waaye nag du ma ne su mu amul ma dee ndax ñun jàngale nañ ñun waa PS jàngale nañ ne mën na servir Sénégal au pouvoir et au responsable d'État à l'opposition comme à nouveau mais xam nga ñëwagoo fa c'est-à-dire man non wil si nag affaire am na décalage non y a pas de décalage non si am na décalage ndax yow keroog da nga ne archive yaa ngi fii après buzz baa ngi fii yow da nga ne clairement 2024 parti socialiste dina am candidat. waaw ma ne. man nga ni waa ñu ne dara nga ma ne la
ba nga demee Kaaba ga la nga fa ñaan nga ne ma damay doon man candidat li nga wax waaw kon boo ñëwaatee léegi ne di andi ay théorie yooyu da nga xaw a jaaxal Wilson ma ne li ma bëgg li ma yéene sama bopp waaw est-ce que doo revenir si la nga ne ma waaw rek ñu jox ci leneen candidat ngay doon ou pas Aïssatou tey lii Sénégalais yi xaar ci man mooy lan mooy ma am loyauté républicaine ak patience citoyenne mooy lan ma ne ma am loyauté républicaine ak patience citoyenne mooy lan mooy tey Macky Sall bii nga xam ne ñun ñoo ko sas fal ko nañu ko gunge ba mandat bi jeex diggante bi nag looy wut lu ne mandat bi kañ lay jeex waaw 2024 kon président diggante bi nag déglu ma la diggante bi nag diggante bi loo bëgg fa nga koy bëgg ak ña nga koy bëgg ci ñoom nga fexe ñoom ñu wóolu la doy la d'accord léegi nga ni président Macky Sall donc 2024 lay jeexal mandat ñun bi ñu koy falaat Sénégalais bi ñu koy fal 2019 waaw 2019 2024 la muy 5 ans juróomi at d'accord léegi li ma ba ci des mooy président Macky Sall yow naka nga jàngatee ñu ne dafa bëgg 3e mandat xaw ma ci dara man gëj naa man daal mënuma nettali gént ku ma toogalul ci néeg même ku ma bokkalal mënumaa nettali sab gént da ngeen koy toog yéen ñaar yaa président Macky Sall comment yaa président Macky Sall da ngeen koy toog yéen ñaar président Macky Sall mu ngi ci liggéeyam man maa ngi ci fi ma toll ak fi ma yàlla tollule coup de fil yi nag gëj naa woo wala xam nga honneur weesuwul président bi di la woo téléphone waaw te man mosuma toog naan président woo na ma wax na ma waaw mais daan na la woo daan nañu gise daal ci ay jotaay yu bëree bëri si ay jamono te daanu mu wéet tam ak moom waaye dañ am nañu ko doon fekkee mooy daje maire yi wala daje porte parole parti Benno bi wala membre cellule de communication te yàlla dogal na yooyu gëj na am ndax jamono indi ak activités yi ñu nekk Wilson nag ñar nga discours bi waaye yàlla baax na discours bi ñar nga ko bu baax a baax léegi si diggante bi xam naa dafa am ñu la yedd dafa am ku ma ginnaaw daal woo la yedd non Aïssatou nopp bopp buy dëgg bopp bu am njëriñ nopp buy dëgg ci sax waaye waxtaanuma kenn non kenn kii wu la daal d'accord léegi li ma bëgg a ñëw mooy seen compagnonnage ak président Macky Sall ci biir Benno Bokk Yaakaar sànq ba léegi yaa ngi koy junj dama bëgg nag sànq ba ñu commencé émission bi nee naa la maa bëgg Abdoulaye Wilane nga wax ma ak xol bañ ma wax ak xel foofa mooy calcul politicien laa bëgg mu génn ci biir émission waaw léegi dëggantaan Ndiaye yow kontaan nga totalement ci seen ànd ak Alliance pour la République xam nga li ñu boole mooy état république démocratie waaw ci Sénégal waaw ñun ñoo ko def président république bu fekkoon tey militant PS moo nekk président du Sénégal gaw ma ne dinañ def lu ëpp lu ñuy def nii waaye itam bu nekkee président bi ba pare nekkatul nag nit koo xam ne parti wala famille wala tarixa wala lobby wala coterie day koy yax ban mbaa mu defar laa ko néeg nii wala nga koy imposer quoi que ce soit wala nga koy chantage donc dañ koy bàyyi cëgal guyam su fekkente ni waxtaan wala xalaat wala jàngat am na bu ñu laajee suñu xalaat wala ñu mën ko jotale suñu xalaat danañ ko wax en toute loyauté moom nag moo yor cëgal guyam bu dogalee mooy jël responsabilité am. oui sax mu tontu woo ma. non maa ngi lay tontu. waaw dama lay wax ma ne la. xam nga da nga am yoo wax ne dama ko wax njaru ko njaruma ko. dama may ma tuuti ma dellu si waat ci li ma waxoon dama wax ne. man Abdoulaye Wilane. militant socialiste. bokk ci ñi xeex pour les assises nationales. les conclusions des assises nationales et de la CNRI. m'engagent et je les porte comme projet de réappropriation de notre destin national benn. dama d'accord ci primature. responsable devant l'Assemblée. un premier ministre et un gouvernement responsable devant l'Assemblée et devant le président de la République. te dama jàpp ne mënuñ koo ñàkk a def ci ëllëgu Sénégal benn ñaar. dama jàpp ne lu mel ni ki Sénat. man li ma gëm mënta ñàkk Sénégal. dafa war a am Sénégal. dama jàppit ne les moments de respiration démocratique ak les encadrements pour favoriser l'alternance à tous les niveaux dañ ko war a promouvoir au niveau des collectivités territoriales
au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la présidence de la République. En tout cas ce que je veux dire mooy tous les postes électifs dañu war a àgg foo xam ne ni dafa war a am un plafond et dafa am plancher. plancher ak plafond. waaw loolu laa la wax. waaw donc tey président Macky Sall li muy def. ku taxaw ne la kontaanuma ci. da nga ko war a ne ko wax nga dëgg. ku ne kontaan naa ci. nga ne ko yéem nga ma parce que man wóor na ma ne Macky Sall ci boppam. tey fii résultat yi toll ak xew-xewu jamono yi am. moom kontaanu ci lim yéene Sénégal ëpp na lii. donc. man kontaanu sa réponse bi. non dama ne la amul benn nit bu bokk biir APR. bokk biir Benno Bokk Yaakaar. bokk grande coalition de la majorité présidentielle mbala bokk parti socialiste. bulu ma ne la il est satisfait à 100%. waaw man loolu laa bëgg amul mais sànq da nga ne. mais président Macky Sall en personne en premier lieu su fekkoon kontaan na kon satisfait na kon Sénégalais yi dañuy dëgg sa non foofu moom da nga jéem a noyé le poisson. non mais suppression poste premier ministre bi kon yow bokk nga si ñi nga xam ne. su démb doon tey waaw su démb doon tey jàpp naa ne du am. d'accord léegi fi ñu damay jéem a wiir tuuti parce que wiir ba tey kontaanu gu ma daal ci émission bi daal je suis pas très contente encore mais Ousmane Tanor Dieng jàpp nga ne bu doon ba tey mi ngi si mi ngi ñun ba tey dina d'accord ne 2024 Parti socialiste dafa war a am candidat jàkkaarloo ak Alliance pour la République. xam nga Ousmane Tanor Dieng nit la ko amoon bàmmeelu biir. waaw. te nekkatul ci àdduna. ma ameel orma mémoire am waaye war a respecter famille biologique am. waaw. war a itam xam ne du maa ko gën a xam ñi ma ko séqalandoor ci parti bi. waaye li ma xam ci moom mooy un homme de conviction la et un homme de principe la. xam naa ne gëm na idée bu mel ni ki idée bu primature am Sénégal. gëm na idée bu mel ni ki Sénat am Sénégal. parce que loolu mais Sénat yow loolu man je comprends pas pourquoi nga bëgg Sénat ñëwaat au conseil bi sama yaay. yow non waxuma mu ñëwaat à côté du haut conseil. waaw kon mu ñëwaat à côté du haut conseil social et environnemental. kon da nga bëgg a wax li ma wax mooy tel que proposé par la mooy mu boole ñaari Sénéri man foofu la toll. yow fi nga toll mooy ñu boole au conseil. waaw conseil économique. nañu jël les réformes institutionnelles yi nga xam ne nii dafa nekkoon ci Sénéri bi. ci génn ci assemblée nationale yi. ñu def ko parce que réew mi moo soxla loolu. waaw mais sa Wilson mënoo assumer clairement li nga wax ne au conseil ak conseil économique ñoom ñaar dañ leen dëxëñ indiwaat Sénat dugal leen ci Sénat. loolu nga wax mën na nekk comme mën nañu bàyyi ko conseil économique social et environnemental mu am. mais ñi accroître les prérogatives du haut conseil des collectivités territoriales. mu nekk par exemple un Sénat une deuxième chambre parlementaire. avec mu nekk la comme ni mu amee chambre de. par force il faut mu am benn bu ñu supprimer moom. comment. il faut ñu am benn bu ñu supprimer. au conseil mënu exister vous n'avez pas compris dama ne. waaw ñu yokk. parlement bi laa bëgg mu nekk un parlement bicaméral. waaw mu am assemblée nationale. comme ñu amoon avant. voilà loolu moom te il faut ñu réformer pouvoir yi parce que un président de la République a besoin d'avoir un premier ministre et un gouvernement. man ni ma ko gisee. te jàpp naa ne c'est plus conforme au génie sénégalais. Khalifa Sall nekk candidat parti socialiste loolu mën nañ ko envisager wala ay gént la wala c'est dans l'ordre de l'impossible. fi mu toll nii daal. parti socialiste mi ngi dund di renouveler te noppeeguñu ci. Khalifa Sall nekkatul ci parti socialiste. waaye socialiste la. comme ni ko Moustapha Niasse ak waa AFP nekkee. comme ni ko waa kër Abdoulaye Diop Makhtar nekkee. comme ni ko waa kër Soutou Touré nekkee. comme ni ko Malick Gakou nekkee. comme ni ko ñu bëri nekkee. kon man waxal sa waxi jàmbur de wax jàpp naa ne Khalifa ma nga ca ay itteem. waaw ñun ñu ngi ci ndono li ñu yore téye ko war koo taxaw. dégg naa la waaye fàttewuñ nag li ñu bokkoon ak li ñu seq dem parce que benn xarma la dox suñu diggante. Abdoulaye Wilane dégg naa la ñu ñëw léegi ci temps baa ngi dem moo tax may patamee yi président Macky Sall xëy na suba daal di ne ministre mi ak ñooy en tout cas képp koo xam ne moom fal na la dellusiwaat ci texte yi. may na la 45 jours pour nga déclarer sa patrimoine ma bëgg nga wax ma loolu noo ko jàngatee si ñoo xam ne bañ ko war a def du tey ak moom ci boppam nga xam ne déclaré gul ba tey patrimoine woon ci deuxième mandat bi ñu ko jox. waaw jàpp man li may wax mooy déclaration bi mu jëm ci déclaration de patrimoine waxee ko conseil des ministres. lu ma rafetul la. pour man mu ñàkkoon ko wax moom ma doon métti. waaye mu wax ko fàttali ne moom
dafa bëgg reddition des comptes redevabilité ak le principe de l'imputabilité nekk culture nekk habitude Sénégal dans la gouvernance et dans la gestion des deniers publics et des ressources publiques loolu lu ma rafetlu la. mais jaaxalu la lu tax ñu xaar ba 15 mois après ñuy doog a nommer gouvernement bi ñu leen laaj. loolu moom ci boppam ba tey déposé. déclaré lu patrimoine même dans le Coran. yàlla dafay wax naan da leen fàttali. ci laante biir la bokk. wala bokk soññ la. bon maintenant où se trouve le problème moom renseignement yam ak information am man aw ma ko. su fekkee ne waa OFNAC dañ ko bind wan ko ne ko lii am na ñu ko lànk def wala ñu ko nangul def. balaa ngay sanctionner da ngay mettre en demeure da ngay sensibiliser. da ngay conscientiser mais moom mi nga xam ne ba tey ba sànq déclaré gu patrimoine. waaw pour le cas du président de la République. damay wax man xawuma parce que moom li ma dégg ne moo war a am li ma jàng ci loi ni moo war a am. mooy daf koy def jëbbal ko la cour. il n'est pas obligé de le publier quoi. publier mooy affiché wala mooy lan. wala mooy mu woon nit ñi ne def naa li wala def naa li il n'est pas obligé. waaw bu fekkente ni amagul te mu war a am. jaaduwul mais bu fekkente ni comme dafay continuer nekk président. mën naa am peut-être interprétation bi mu am wala boog bi ñi mu soxal am mooy bon nañ bàyyi ba muy waaj a génn. non boobu sotti xam nga dafa war a am entrée am sotti. normalement mais en tout cas li ñëpp wax mooy li nga xam ne expert loolu la ñu wax mooy dafa war a présenté te ba tey déclaré gul mais anyway leneen li mooy temps baa ngi daw mun ma ci taxaw mooy xalaatoo tamit ne déclaration de patrimoine bi dafa dugal tamit ay quelques politiciens mooy xëy na ñàkkul ñi mu bëgg lëñ bët xëy na comme moom ñu bëri jàpp nañ ne fasul yéene 2024 mu taxawee ne di arbitrer xëy na ñàkku si ñi mu ministre am yeeg DG yeeg yooyu mu jàpp ne am na ci ñoo xam ne ñu ngi préparé butin de guerre armé wu pour dal ci kawam. ak lu mu ci mën di nekk. te wis nag yaa ngi communiqué. non communiqué wu ma dama ne lu mu ci mën di communiqué wu ma. non yaa ngi communiqué xam naa li ma la wax. lu mu ci mën di nekk. li ci kanam rawu li bët. xam nga tànk ci suuf jaan ci suuf yàgg daje. bu fekkente ni dëgg sërëx la wala ay njuuj njaaj la. wala calcul à la petite semaine la. mais dañ ko gis Sénégal réewu nandite la. fii. daaray lëg la. non fii undu du fi naanee ñeer. léegi rapport IGE nga xam ne encore une fois. loolu lu baax la. am na ñu mu xoos. lu war la ci réew te sanction amagul ba léegi. waaw dama lay wax gis nga rapport IGE. inspection générale d'État. wala cour des comptes wala inspection d'administration financière wala inspection technique. loolu dafa am fonction pédagogique. gis nga dafay indi ajustement. dafay indi adaptation dafay indi réforme. gis nga saa yu rapport amee rek. jàngal nañ la ci sa doxalin ak sa yorin. nu baaxul nu war a bàyyi ak loo war a def ak loo war a indi. man avant sanction yi nag. kooku tout est ordonnancé. tout est organisé ci réew. ba nga xam ne faute yenn yi boo ko defee lii mu la cay fekk. waaw mais loolu kay dafa yàgg am te moom mosul jël ay sanctions à part ci Khalifa Sall. ah man de gisuma ko ci rapport bi yi génn nii. gisoo la rapport yi ñu génne nii gisuma ko ci de. gisoo loo gisul. waaw gisuma ci li nga wax noonu affaire Khalifa Sall boobu gisuma ko. waaw justement yow loolu jaaxal la le fait que Khalifa Sall ñu tëj ko ci rapport bi. mais kooku rapport bi ñu am. Khalifa ngi dund ay avocat mi ngi dund. am nay responsabilité man. mais yow jaaxal la yow suñ ci yeggee. maa ngi koy xool. damaa bokk ci ay kuréel bokk naa ci parti bi ma bokk naa ci assemblée nationale. waaw danañ jël suñu responsabilité. laaj bi ñuy laaj wala ñu gëstu. waaw ba xam pourquoi turu Khalifa Sall nekku ci. waaw loolu mën nañ danañ laaj lépp daal. gëstu lépp. waaw loolu fi nga ko noonu baax na léegi yow rapport yu bees yi ñu rapport yi génn nga xam ne chaque jour dañuy wax ne corps de contrôle yi fuñ jóg chaque jour ñu def ay rapport ay nangam épinglé ay nit ci seen mauvaise gestion ak ni ñu yoree alalu réew mi te. mu mel ni fi ku ma am ndey ak ku ma amul ndey. bu fekkente ni perception boobu la Sénégalais yi am. c'est extrêmement ravageur. oui pour l'État et pour l'image du régime. exactement. parce que dañu war toujours di fàttaliku. li ñu digaale gis nga man dama mos a toog ak Cheikh Sidi Aboubacar Sy Al Mansour. yàlla na ko fi yàlla bàyyi may ko wér te motti di yéeneem. oui. sàmm ko mbokki rakam amiin daf ñu ne wax nañu.
Ablaye député à l'Assemblée nationale. askan wi nga fa war a nekk. dëgg la. loo yéene ndam sa njiitu parti wala sa leader wala sa candidat. bu fàtte ka la. nee na aw jubu bu la falee. da nga koy raay di ko jaaf. nekkal leen askan wi. dëgg la te nag jàpp naa ne ba ma duggee ci politique ba nëgë ni ci loolu laa nekk. sama wax mën naay woddu mën naay ànd ak orma. dama ciy sàmm. sédd ci bët bi ma ak nopp bi ma sénégalais yi di jox. ndax bëgguma leen sokk. waaye ñi nga xam ne seen tur laay wax. te léeg-léeg la may wax ñoo ma ci ëpp xam-xam. wala boog ñi ma séqal pas-pas ak digaale ma sédd leen ci. d'accord lépp lu may dox nag am na ci loo du ma ko def ci pénc ndax kilifa ku ko yedd ci pénc. lor nga ko. te réew mii nag fan yii. te du sax fan yii mais dafa tàkkar nas fan yii. depuis 2000 ba nëgg ni weerante bëri na fi. xastante kaxarante bëri na fi te ma ne am mbooloo góor ak jigéen mag ak ndaw daje. bu ci kenn sàgganoo ñëpp sàgganu nañ. te weerante nag mooy indi sàgganu. dégg naa la foofu naa fa ñëw mais dama bëgg Wilson rek nga terminer ma d'une belle manière li nga wax sànq ne c'est ravageur pour l'État le régime de manière générale que sénégalais yi jàpp ne. ku ma ndey am ndey ak ku ma amul ndey moo am Sénégal. waaw loolu bu ko sénégalais yi gëm fekkee dëgg la. waaw wala ñun dem ba sénégalais yi gëm na am na. waaw cela veut dire que ñun échoué nañu. d'accord waaw boobu neex na mais yaa ngi may commencé nag di wax ak xol. di fàttali ne maa ngi nekk Wils. yaa ngi nekk Wils bañ a nekk Abdoulaye Wilane alors Abdou Karim Sall vite fait kii moom dama ci taxaw ndax damay bañ buuma sama xam nga dama xaw a mel ku xaw a sonn tuuti si Abdou Karim Sall moo tax bii moom vite fait rek en passant. foofu li ma ci mën a wax rek mooy ci loolu ak ci lépp lu ma doon. éthique dafa am solo. éthique waaw dafa am nit ku ne dafa am loo xam ne même boo ko sañee na nga ko jom. man daan naa dégg maam Abdou Aziz Dabakh muy wax ne am na loo xam ne nii. l'islam may na ko sax. waaye suñu ngor. suñu cosaan. rafetlu ko. comportement yu mel nii tamit. xam nga li ma la day tax tam Sénégal yi jéppi nguur. am xam nga li ma méttee mooy. waaw dama dem ba dégg man xam naa sama collègue yu bëri nekk APR ñu gëm solidarité gouvernementale et politique. ci régime lañu te ñoom APR lañu bokk. mais gis naa leen ñu défendre ñu attaqué ci question bi avec beaucoup de hargne. bi ma leen laajee en tout cas waxuma ne gëm naa la ma wax waaye lañ ma wax daf ma xaw a un peu emporté. te comme toogaguñ ci ministre bi du ñàkk dina ñëw assemblée nationale. ñu laaj ko lan moo xew. mais gis nga du lu loi permettre la rek nga def ko dama wax ne. donc yooyu yëpp nag ñun comme cette affaire de Oryx. comme cette affaire de foncier. ou même gis naa dans la presse ñu ne am na richesse bu nekk ci Ndengler boo xam ne nii mu ngi jar 33 000 ou 36 000 euros le kilogramme. mais yooyu pour un président. wala yéen moo tax yenn mesures yi waruñu ko jël à la légère. en tout cas je veux des explications. comme tout un citoyen sénégalais. parce que bëgguma xeltoo wala doyloo wala def sama opinion. ci li may gis ci réseaux sociaux yi. wala li may dégg ci journaux yi. ki nga xam ne moom lañ jox suñu responsabilité mu jiite suñu réew. ak ñi mu àndal dénk leen. ñooñu ñoo am l'obligation. le devoir moral de nous dire un langage de vérité. de nous édifier, mais xam nga de nous renseigner, de nous informer. mais xam nga foofu Wilson vite fait ñu sa collègue député yu bëri dañuy ñaawlu le fait que bu ñu woowee député bu ñu woowee ministre mu ñëw ministre presque du ñëw. waaw loolu moom amoo tam dafa doy waar aussi loolu wax ji ñu ngi koy wax lu bëri. waaw waaye man li ma xam daal mooy bon xaj na ñoo xam raison yi tax duñ jël ñi leen di woo mais man. de toute façon xam nga xale lu mbooyoo xaar ko ci taatu ndaa rek su dee loolu am na kay dañu ko xaar ci assemblée nationale moo tax ma ne dañu war a delloo parce que tey ni système bi demee primature bi nga wax waaw système bi demee mais xam nga assemblée mënul lenn li ci gouvernement bi mënuloo def motion de censure mënuloo voilà donc loolu moo tax man dama bëgg pour la vitalité démocratique pour la bonne santé de notre système politique et de notre démocratie il faut absolument certaines réformes qui permettront d'avoir l'équilibre des pouvoirs. Où le pouvoir arrête le pouvoir. dégg naa la. voilà dégg naa léegi Wilson ci foncier bi yéen socialistes yi
tamit am na ñu ne lépp tamit si yéen la dooree. ah non nañ ma mais Ousmane Seye invité naa ko fii moo fi toog bërki démb mais Ousmane Seye waaw moo fi toog bërki démb waaw nee na régime social yi tamit fan résidence bi ay fan yeeg xeetu fan yi daal waaw non pàcc ngeen ko nu mu leen neexee yéen tamit non am na ñoo xam ne presque da leen ko may non ma ne waaw man Ousmane Seye ku ma xam la ku ma respecté la ndax soo mag la ensuite dafa nekk ak samay kilifa waaw te mu am également institution bu mu bokk ma am beneen institution ma bokk waaw am na loo xam ne su doon sama sago du ñu ko waxtaanee ci média mais dama yaakaar ne dafa jaawale réew wala mu jaawale régime rapport ak deniers publics rapport ak patrimoine foncier sénégalais yi rapport ak bien public rapport ak pouvoir d'état ku comparé socialiste yi ak ku mënti doon y compris maintenant ce n'est pas juste ndax la non kon yéen a gën le kon ñoo leen gën a yiw ñoom ñëpp maa ko wax pardon régime yi fi jaar yëpp laa wax régime yi jaar benn régime yiweewul ni régime mu rapport bi Senghor amoon ak intérêt réew mi waaw rapport yi Abdou Diouf amoon ak intérêt réew mi y compris Tanor maintenant nag maintenant dama ne bu ñuy wax Sicap ba ci Fann Point E Sacré-Cœur les Hameaux Parcelles Assainies waaw ah quand même ak HLM yaakaar naa ne loolu ñi ciy jëriñu ba ci Gibraltar ñi ci jëriñu démb ak barki dem ba tey seen njaboot ci jëriñu waaw ñan la ñooñu de duñu wax ne la PS dafa saax-saaxee wala mu caxat-caxate suufu si dëkk bi non man xam nga lan laa ko si loolu li nga wax yëpp mooy nag yéen a gën a yiw ni ngeen gestion daal yéen socialiste loolu jàpp naa ne moom kooku moom lu ñëpp du xam la waaw ñoom ñi ñu doon critiquer ñun PS seen jikko lañ ñu doon abal pour jéem a yàq suñu der waaye bañ njëree nguur gi nit ñi gis nañ ne li ñu def c'est ñoom ils avaient une gouvernance toxique et nocive si yeewu nga waaw te benn yi ci ñoom ñi ñëw bokk sax ci biir suñu lii def nii waaw am na ci ñoo xam ne ba léegi ñu ngi ciy yëbb nag waaw Samba Alla Finteeg Samba Sikum Gaye ak Samba Soulabari yeeg Wilson je te retrouve avec plaisir c'est dommage c'est à la fin de l'émission c'est dommage léegi kon on termine en beauté en parlant à Wilson keroog gis naa la nga artu président Macky Sall man ko ne bëgguloo daal ni ko waxee bëgguma traverser sa propos nga ni ci Covid bi la ak ni ñu ko géré ak moom relâchement bi mu def ak pression nga ni daal boo sañoon nguur gi mu bañ a céder à la aux pressions sax la bëgguma à la pression mais aux pressions ndax bu su mayee lii bu subaa dina mayee leneen ñu xëy suba mu mayee leneen waaw léegi foofu mën nga si ñëwaat en 2 secondes nag. foofu li ma ci wax rek mooy li président di xam di ko yëg man xaw ma ko yëgu ma ko waaye. li borom xam-xam yëpp d'accord. waaw. mooy ne njaw des naw xambin ci xeexin bi. te dama bëgg. ñun Sénégalais yëpp. ñu am un consensus fort pour que très rapidement ñu mettre à niveau toutes nos structures hospitalières. toutes les structures de santé. de la case de santé à l'hôpital le plus moderne. en passant par les postes de santé les centres de santé. équiper leen mais également xool naka la ñuy motiver davantage le personnel. recruter également du personnel suffisamment. bon évidemment l'État je sais que li mu ngaar daajoo bëri na trop. mais le président continuer ci li mu tàmbali def. muy réduire le train de vie de l'État en supprimant certaines agences dajale ko yenn yi mu bool nekk leen benn wala même nga wàññi yenn dépenses inutiles yi. te boo xoolee dëgg yàlla ni ñu doxalee ci collectivités territoriales yi wala ci gouvernement wala ci entreprise yi ci biir ñi xeex Covid bi. am na xaalis boo xam ne nii dañ ko fa mu waroon dem. demu fa jampuloon. ñu enale ko ci li jëm ci xeex Covid bi. loolu moo tax séddale ceeb bi loo ci mënti dégg. mais Kaffrine foofu noo ko géré ñun préfet moo yore woon liggéey bi. waaye sukkandiku ci comité communal bi ma defoon pour ciblage bi ak stabilisation. waaw séddale na ko. dégguma fa ay diingat yu bëri. waaye amoon na également une dotation complémentaire pour les personnes handicapées vivant avec un handicap. ak ñi nga xam ne dañu tamoon ci RNU bi. su président pare ci loolu nag préfet pare. pour bañ a indi petit xoreeroo. waaw ñun dajale nañ ceeb. ak ay doomu Kaffrine. mu bëri mu néewul
ndegam la nga am ngay dee marché. waaw te luppi ndee lu mu lax ca doom di toog. waaw loolu danañ ko séddale pour ñi amul. kenn du ne man bokkuma ci. d'accord naa léegi saaga Cissé Lo yi ak la mu joxe moom ci ay coow mooy semence yeeg building beeg ci ay xeet détournement yow honorable député ban jàngat nga ci am bu gàtt. ñëw ci li ma xam mooy coow yooyu yëpp. waaw ak divergence yooyu noonu. ak weerante yooyu. ay 6 mois 1 an ñu ngi ko doon ñu ngi doon gis muy ñëw. waaw dafa waroon am mécanisme boo xam ne nii ci biir parti bi. wala ci biir réew mi. mooy ñu dox diggante yi. waaw te nag jàpp naa ne seetaan. baaxul ndax maam Abdou Aziz Dabakh radiyallahu taala yàlla na yàlla fayal ñu ko daan wax ne. ci exemple si ndax ba ak janax ja doon xeex ci pujub néeg bi. ci néeg màggat mi ñu taalal ko ànd. ay du yem ci bopp borom. ay du yem ci bopp borom dama wax léegi ne la gis nga ay doomu aadama bu ñu nekkee mbooloo. bu ñu weerantee ba kenn sàgganu. ñëpp sàgganu nañ. donc man sama xalaat bu gàtt mooy. comme waxi jàmbur du wax. naa wax sama wax te ku ne ci weeru koor doo reeku juubu ndax ñun PS amoon nañ suñuy divergence bopp. ba mu àgg ci dem ci tribunal. ba ñu am takkali ko. kon dama bëgg lu waay am. jàmm ko gën. ñu war a jàngee ci. bépp divergence boo xam ne yàqaloon na PS. divergence bu yàqaloon PDS. ñu xool te ku xeeb xel. mën naa làkk sa dàgg. léegi Cissé Lo dàq nañ ko alliance pour la sama kilifa la. waaw toujours parce que nekk na sama kilifa ci assemblée nationale. sama kilifa la ci yoonu Mouride. sama mbokk la. te xam naa. daan naa gis avant 2008 2009. gis naa nu mu daan taxawoo président Macky Sall. wallaay ndeysaan gis naa nu mu ko doon taxawoo dans le Saloum. parce que man waa Kaffrine laa dëkk. donc xam naa dara. métti na ma. waaw man mi ndax ñi mu ko seqal ñëpp. waaw xam naa leen parce que Farba Ngom. daan nañ digaale lu yàgg ci jamonoy PS bu njëkk ba. man ak suñu benn xarit bu ñuy wax Seydou Demba Kébé. ci temps ñoo Abdoulaye Agne ak Abdourahmane Touré. donc xamante nañu. yaa xam maa ngi moom bokk ndey ak baay. waaw ñoo bokk tam suñu selbe baax suñu mag. te xam nga njuli du rek du ñemee selbe. dëgg la waaw ñoo bokk suñu Ousmane Tanor Dieng. dëgg la ñoo bokkoon suñu parti soli. dëgg la donc ñoom ñëpp. ils me mettent très mal à l'aise. waaw je sais et je suis désolé je pense que lii yëpp mënoon na fi ñàkk. waaw mënoon na ñàkk waaw man daal maa ngi nuyu bu baax nag sama papa boobu Moustapha Cissé Lo moom sama papa la sama xarit la di nuyu nag soxnaam. ku ma naw la ku ma naw taxawaayam la waaw man ko bëgg waaw di nuyu bu baax nag soxnaam Ndeye Gueye ak njaboot gi yëpp sama papa jooju yàlla na jàmmum yàgg léegi moom ndeysaan. kooku rek moo mën ci moom nag dara. waaw Ndeye Gueye mooy première dame. sama xuloo waaye la domp na sama yaram yëpp dem na dompat Ndeye Gueye yaa ngi si fees dell ndeysaan Ndeye Gueye ma ngay fóon lu reeti bu mu des waaw ma ngay fóon waaw ndax dëgg nit dem laa dafa baax xaritu dem dafa baax tey Cissé xaritu dem président Macky Sall mais xaama yam foofu tey dafa ma chronique damay poser question tey Cissé Lo dàq nañ ko Alliance pour la République xëy suba groupe parlementaire bi ngeen bokk yéen ñaar muy benn bokk yaakaar ñu dàqati ko fa tamit dégg naa sax dañuy waaja soppali en tout cas c'était dans les kii mi ngi woon ci couloir yeeg yooyu dafa mel ne xaw nañu reculer mais dañ ko bëggoon sax soppi seen règlement intérieur dégg naa pour nangu mandat député mais man la ma la bëgg a laaj mooy est-ce que yow fekkee woon nga mise à mort Cissé Lo Assemblée nationale ci benn bokk yaakaar bi ngeen bokk fekkee woon nga mise à mort non man ba Covid tàmbalee ba nëga ni maa ngi toog Kaffrine di sama liggéey benn yoon laa ko jëlee koo dem jaale ji ba ca des dama ñëw pour sargal suma kilifa seedeel ko ñaanal ko muy président Ousmane Tanor Dieng taxawu suma yaay Adjaratou Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ne ba ki démb la suul suma maam Soda ñu koy ñaanal yàlla taas ko ci barkeem yàlla saxal barke bi ci loxo njaboot gi yëpp yàlla xare ko àjjana loolu moom li ma leen ci mën a wax mooy ba muy am fekkewu ma ko bi ci des mooy puisque dama tenir au respect par les autres partis du PS. dama bëgg a parti yeneen yëpp respecté PS. man damay respecté beneen parti bu dul PS. donc décision bu APR jël. je ne peux qu'en prendre acte. maintenant benn bokk yaakaar. non fii benn bokk yaakaar ak groupe ba. nekkuma fa ku tukki. les absents ont tort. bu fekkee dafa réunion ba am na te fekkewuma ko. te démocratie lañ nekk. xanaa kenn convoqué wala yow. boo bëggee dëgg man personnellement.
kenn convoqué ko ma yëgu ma ko tënnu ma ko wax dëgg yàlla mën naa nag ñu envoyé ko. mais loolu tam doy na waar tamit attention da loolu tam garaawoon tamit yéen ba groupe parlementaire déedéet mën naa lu rëy lu mel ni lu doy ne mën naa dàq ku mel ni Cissé Lo vice président assemblée nationale jamono yow nga nekk benn bokk yaakaar gi xanaa dañoo war a woo kii bi yëpp dañoo war a woo ña sa xëy fi yëpp ku ne ñu convoqué la ngeen toog ku ne joxe sa xalaat ma dàq wala ma dàq ngeen passé au vote. waaw dama lay wax ma ne am déet ma ne li ma xam man waaw mooy mën nañu def convocation mu dem ci suñu casier mën nañu laa wax de mën nañu itam def convocation SMS wala ñu woo téléphone ci groupe yeeg yooyu noonu waaye man yow gisoo fenn Kaffrine ga ma dëkk su xiinee rek wala mu commencé ngelaw su xiinee rek baa mu ngelaw courant bi day coupé des fois 20 heures de loolu moo tax mën naa non sama téléphone amuloon courant non man li ma bëgg a laaj moom si sa téléphone amuloon courant loolu du wax dama ne yow kenn convoqué wu la yëgoo jotoo SMS de convocation jox bu ñu la bëggoon jot la jotoo invitation jotoo convocation jotoo SMS jotoo appel yëgoo tinoo dangaa xëy suba kon maa yow ñoo si yem nga dégg ci rajo yi ne groupe benn bokk yaakaar bi nga bokk dàq nañ Cissé Lo loolu la waaw xam nga man li ma la waaw nee ma waaw wala dañuy dox émission bi jeex na dégg waaw noonu la dégg ce qui est très grave waaye mais du fii dañ koy waxee donc l'histoire retiendra que c'est très grave ça donc yéen seen groupe benn bokk yaakaar boobu daal APR daal beneen prolongement d'accord gouvernement d'union nationale bi nga xam ne moom le président Macky Sall ñu bëri ne moom lay waaj a tëral gis nga transhumance yi mu dugal yow sa dégg naa kii Babacar Gueye bi nga bokkal Kaffrine dégg naa ko bërki dee mu def vraiment en matière d'appel du pied de xaw ma nu ñu koy waxee xam nga yaa ma gën dégg tubaab loolu moom dëgg ba président Macky Sall moom bu ko wuyuwul nag ma xam ne président Macky Sall dëgg yàlla nopp yi moom dafa doy waar ndax ne toog na urbi orbi président Macky Sall fal ma waaw léegi yow noo gisee gouvernement national bi nga xam ne mooy xeeñ ba ñëpp nii fi ñu ne di saraxu pour dugg ci bi xam naa dañ ñaan ñeenti at yi des il faut ñu am tuuti salaire ak yooyu xam nga boo demee Mali bii Mali waa barki démb CEDEAO Union africaine l'Union européenne Nations unies dañuy promouvoir déggoo boobu pour jàmm am waaw fii nag ba amul benn concession Mali ay xuloo coow amul benn concession bu ëpp pour indi jàmm ak dal cim réew kon yow d'accord nga li ma bëgg nit ñi xam mooy président République Macky Sall tey bu sukkandikoo ci li ko toute la classe politique tous les leaders d'opinion wan bi ñuy tàmbali xeex Covid bi dara interdire ko mën naa nekk njëriñ Sénégal sincèrement su mu nee am gouvernement boo xam ne ñëpp dañ ciy nekk pour ñu mën a dalal jàmmal Sénégal mën a des réformes indispensables mën a def des accords consensuels pour remettre les compteurs à zéro pour le reste de ce mandat là loolu jàpp naa ne bu fekkee ne esprit bi loolu la mais xam nga Sénégal loolu ñu gis mooy esprit politicien la ay transhumance lay jël ak yooyu man daal li ma xam neexal leen ak yooyu li ma xam man mooy mën naa sama xalaat nii waaw parce que ci réew la waaye moo yor cëggal guyam mais sa xalaat laa soxla man Wills man sama xalaat laa dama ne sa xalaat mooy lan yow sama xalaat mooy président de tous les Sénégalais. waaw il ne doit laisser aucune compétence bu wane ne mën naa loyalement servir. waaye li ma fi may daanelee mooy déedéet. fi ma lay daanelee mooy. man mos ba ma commencé politique ba nag nii. dama commencé nag léegi di yeewu. di xam li Kaffrine di xaar ci man ak Sénégal di xaar ci man gis nga man nii. Babacar Gaye ak keneen ku dul moom te dëkk Kaffrine. damay moytu autant que faire se peut. di wax mbala may jàngat ci yow. lu mel ni lu lay wàññi. parce que man doomu Kaffrine fu mu yokkoo. mbaa mu avancé rek. damay wax sa ndaxte damay kontaan. noonu laa leen di ñaanale ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ak parti bu mënti bokk yàlla na leen yàlla may ndam seen parti yàlla na ñu am doole joo xam ne dañuy indi Kaffrine parce que man kott dong mënuma régler problème mu Kaffrine yëpp. kii day jàpp fii kii jàpp fii kii doon lii kii doon lii ñun ñu bokk Kaffrine jëm kanam. parce que ñun ñëpp Kaffrine moo ñu dugal ci politique. waaw mais quand même yàq nga parce que gouvernement d'union nationale ba xam ay transhumance dong ñoo xam amuñu mbooloo ba ñoo ma yem da doy na waar waaye sa émission jeex na en tout cas bi def gouvernement d'union nationale. xam nga man transhumance moom. waaw mën naa maandu ci li ñuy def. waaye du ma ko def tey du ma ko def ëllëg. wax naa ne bu ma fiy jógee koo sa kanam laa ko waxoon yow. waaw sama kanam maa ngi yàlla na yéex. waaye lu drapeau Sénégal bi fort. nañ ma muur drapeau PS. nañ ma def it Kaffrine gëlee ca njigi. la ca des nag. li ma waa Kaffrine dénk. la ma mën ci la ma war. te Kaffrine am ko dinaa ko def ci soxlaay waa Kaffrine. suñ ma dimbalee parce que dama lay wax ne la. man ku ma tëkkaleeg beneen maire ci Kaffrine tooñ nga ma. ndax man 2009 laa nekk maire Kaffrine. Abdoulaye Wade amoon na deuxième mandat régime bi yëpp ak cadre yëpp àndoon moom. moo doon nommé. 2014 bi may nekkaat maire it.
président bi fi nekk. bokkuma ci partem. waaw yaa ngi dégg partem ak ñeneen parti yi ak même suñu bokkoon PS. te nga mën a ñu tudd léegi. dañoo lëkkale woon pour xeex ma. yàlla ak waa Kaffrine sagal ma nekkaat maire. dëgg la buñ ma dimbalee def liñ dig Kaffrine. alhamdulilah buñ ma dimbalu defuñ ko it bu ma kenn compter ci man ma noppi yàlla ko bala ma ñàkk ko wax. y compris courant bi nga xam ne ni chaque jour mu coupé ay xale yu nekk ci crèche ba. wala ci matin ci hôpital ba di faatu. wala tailleur yi mëntuñoo liggéey. wala ouvrier yi mëntuñoo liggéey. wala nit ñi nekk ci tàngoor woo xam ne ni seen dugg day yàqu. loolu bu kenn compter ci man ma muutuwaale ko. ñi dig ma lu jëm ci wàllu xeex mbënn mi defuñu ko. ñi dig ma Promoville. wengal gaal gi yóbbu ko ci ay communes yoo xam ne duñ commune sax chef de département. ay commune duñ sax commune chef d'arrondissement. def ko fa mu mel ni ki yaa ma neex la c'est à la tête du client. parce que dañ naan bu amee ci jamonoy Abdoulaye Wilane ñi nga xam ne nii ñaari yoon yi mu nekk maire yëpp àndul ak président te Thierno Ibrahima mooy maire bi dàq bi ëpp wuy ci Kaffrine. ndax lu mu def Kaffrine. waaye Thierno Ibrahima dafa nekkoon ak Abdou Diouf bokk ak moom parti. lu mu bëgg Abdou Diouf ko woy tonton. pendant tout le temps qu'il est resté maire. ba mu demee PDS la ñàkk maire bi. man nag bi ma ko nekkee kum neexoo kum naqadi. ñii dëbbal ndox ak ñii dëbbal te galgal yëpp xam nañu ne. damaa def nit ñi gis def nga te it du ma beew. waaw parce que boo dee doomu juddu di déyum du commande. dëgg la. amul loo war a mën a jaay waa Kaffrine. dëgg la. waaw kon nag loolu laa bëgg. dégg naa la dégg naa la. maa ngi continuer ñaan yàlla. dégg naa la bu baax bu baax dégg naa la man yow laa àndal. fi mu toll nii ci Covid bi. yokk wàññi woo da ngaa yokk. fi mu toll nii ci Covid bi. li ñuy indil ci ay malades yu dëkkul Kaffrine. waaw ñu leen di fa te waxoon naa ko ci teel. waaw suñ capacité woon centre de traitement bi ba mu baax. waaw. te loolu ñoom li ñu laajoon 100 millions rek la. te on parle de 64 milliards ou 67 milliards ou 77 milliards. 100 millions donc la ñu laajoon foofu noonu. tey ñu ngi fay indi malade. te ku ne xam na ne. li ñu mën ci la ñu war. ñu ngi koy def. dëgg la waaw maintenant nag ki la bañ ba bañ la. waaw mbaa mu contre la. waaw xam nga boo doon sangu ci géej. xam nga lu muy wax. waaw danaan yaa ngi may pëndal. booy sangu ci géej mu naan yaa ngi may pëndal. waaw yow de ñoom nag nañu wax rek yàlla jeexul te waa Kaffrine xam nañu naan nañu. lu ne jaar na fa nag. man daal yow man yow laa àndal waaw yow daal naan président Macky Sall. yàlla buñ la rusloo. waaw yow doo ko def. li ñu dénk it. waaw ak li ñu tax yor ci réew mi macha allah. yàlla buñ ci rus àdduna. macha allah macha allah xam naa daal bu am na yenn plume yoo président Macky Sall am na yenn tête yoo xam ne ba ñu dugalee ci gouvernement bi. yàlla buñ waroog intérêt dina yàq plume moom yenn tête yoo xam ne ba ñu dugalaatee ci gouvernement bi dina yàq plume moom waaw Abdoulaye Wilane monsieur le maire de bëgg naa la dégg si ministre macha allah ndax dëgg gis naa ay tête yu nekk ministre yoo xam ne ay boo nekkoon ministre tey tàggatoo. maa ngi sant yàlla di juddu ci rent bi di balu ak nit ñi. di ñaanal ñëpp tabaski jàmm. di ñaanal waa Sénégal yëpp nawet bu barkeel. te ñu muur loolu lépp lu nekk ci nawet. amiin yaa rabbi lépp lu meññ ci nawet bi. amiin yaa rabbi maa ngi ñaanal Sénégal jàmm. ak dal. amiin oui li ngay dégg muy ruumu ndaat ci sous-région bi. yëngal Burkina Faso. waaw yow yaay député. yëngal Mali ci nga bokk. yëngal Niger. te ñu mun koo ragal. yàlla ñu Guinée Bissau. mun ko ragal Guinée Conakry. mun ko ragal Gambie mun ko ragal Mauritanie gii mun ko ragal fini. li nga xam ne tey mu ngi xew ci biir politique ci biir Côte d'Ivoire. loolu yëpp war naa tax Sénégal. ñu gën a jaajuwaat gën a soññuwaat. dëgg la te it boo xoolee tey jii nii Sénégal ni mu tumurankee médiateurs sociaux. wala kilifa gu xelam dal ci mu jëm defar diggante yi. dëgg la war ngaa mën a tiit moo tax ma ne. nañu ñaan yàlla jàmm ak dal. am ci réew mi pour le reste maa ngi wax waa parti socialiste nañu continuer xam ne bu duloon Covid bi li mu yàq. bëri na li mu tardel li mu yéexal bëri na. waaye nañu am suñu confiance. te way nañu laante biir tey orbalante. dëgg la te dafay njort te ñi gën a féete ndaw. maa ngi wax sama bopp. di wax leen li nga xam ne man ba ma juddoo nekk ci parti ba na gën a ci loola nekk. xaalis ça ne fait pas les rapports humains. xaalis ça ne détermine pas les rapports politiques. dëgg la yaa ngi dégg. dëgg la nit soo bëggee nekk foo xam ne ni yaay sédde. doo toog di mere nit ci ni sédduñ ma. dëgg la. nit day doyloo la mu nekk. dëgg la am sa passion dem liggéey ji. dëgg la taxawal sa réew. dégg naa l'avenir dès maintenant. si nous voulons que le personnalisme am benn taxawaay bi ci réew mi. buñ xaar ku ñu ko defal. buñ xaar ku ñu ci bamax. ndax rien ne se donne sur un plateau d'argent. dëgg la tout se conquiert tout se mérite. dëgg la Abdoulaye Wilane
honorable député maire de Kaffrine porte-parole parti socialiste député CEDEAO à sa émission nag fin bi la gën a baax nag que ci début bi fin bi daal nga xaw a yëngatu tuuti yeewu donc xam naa émission dama ñëw dama naan salaamaaleykum rek ñu def hommage sama papa ji rek ak ñu putoxal nag ci fin bi. xam nga dimanche moom da ngay xaw a loolu la man dama xawoon na kii tuuti dama xawoon na sedd tuuti début bi mais alhamdulilah en tout cas kontaan naa. monsieur le maire moom macha allah. waaw verte bi nag sama xarit bi ma jàkkaarloo jël ma rek bu baax sama verte bu baax bi ndax nag dëgg fi mu ne dañ nekk si mot tabaski lañ ne ma am ay partenaires yu baax yoo xam ne dëgg ñu ñuy jàpp ci combat bi waaw lépp nag day mat leen la mat leen jaw sama rakk jooy borom glam style bàyyi Mado moo génn ci coiffure bi ku ci bëgg moom gis naa sama def ay xaw ma nu ñu ko waxee xaw ma kii Facebook xaw ma wax yooyu ni ñu ko waxee xaw ma fat naa tur ba WhatsApp ak comme ngay wax ni def kii live Facebook mi ngi def yooyu donc numéro téléphone mi ngi fii ci suuf glam style bàyyi Mado mi ngi en face Camp Leclerc moom Mado salon foofu la nekk mooy def perruque yi tressé ak yooyu maquillage bi moom la mu dend nag ak sama beneen mag Maguette Thiam Lindor Max moo génn fii daal fan yi nag moo may kiiwal tey rek laa koy defaral ay bagages yi parce que dafa am lu ñu xaw a kii tuuti ci suuf man ak moom moo tax Max tey laa lay defaral yu baax yi ngeen jëlal ma ko kii donc Max exotique design moo génn keroog ci déclic ba lu ñuul la ma soloon tey itam moo fa génn temps yi ba moo fi génn mais tey laa koy kiiwal nii baaxal ko noonu donc adresse mi ngi fii si suuf dinaa ko joxe Moussa naa joxe adresse Max moom itam Max mi ngi foofu ci moom wax ma doo den daal ñoom ñaar def si ak sotti la ñoo ma sekk nag sama mag jooju donc ma leen may nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant équipe technique bi tey gis naa ne fii xaw na bëri xale yi ñëw nañu Ibrahima Cissé sama xuloowaale moo nekk ci ginnaaw moo réalisé moo produire Moussa Sène mooy monté donc face to face incha allah beneen dimanche ak beneen invité jërëjëf.